c'est que dama xam ne hasard amul quoi xam lu tax dama nekkoon léegi di waxtaan ak Biram ñu lay tudd foofu nag nga ne tere. dama bëgg sama tour nag boo may tudd may agsi. non am na lu ñu doon jëw non on a dit tellement de choses parce que man soo gisee nee naa ko bon comme ça c'est une actrice que j'aime bien franchement ku yaru tey tant beau sourire franchement tu fais plaisir à regarder à la télé. ah loolu neex na. non dëgg la mais sinon ma ñëwaat un peu ci yow en fait là on te voit dans la série Maîtresse d'un homme marié nga am ci rôle bu am solo en fait lan moo la dugal ci milieu bi. bon man nag xaw naa si yàgg tuuti parce que commencé woon naa def ay publicité ak yooyu noonu laa ñëwee dugg si série yi xam nga même yoon bi la daal. même yoon bi la quoi. Ouais. mais def nga yeneen production avant ay séries yu dul bu dul Maîtresse d'un homme marié. oui def naa benn série ak ay Gambien naka la bokkoon naa ci mais finalement affaire bi mu jul woon génn. mooy c'est vrai naka la. def naa tamit ay sketch ak waaju baax mooy riiru fin d'année ñu bëri xàmmee nañ ma foofu avant maîtresse di ñëw. ok. ak yeneen def naa aussi tekki fii ak studio Sankara benn genre campagne de sensibilisation la woon maa ngi woon foofu aussi ak spot yu ma doon def. ak spot yi waaw c'est vrai qu'on te voit très souvent ci yenn spot yi yenn affiches yi quoi. ok donc nga dugg noonu ci cinéma bi nga am rôle bu garaaw a garaaw parce que tey rôle xarit bu jigéen dafa yéeme. dëgg la parce que tey vraiment man dama am yoo xam ne dama ko seetlu par expérience j'ai compris que jigéen soo koy doxal njëkkal commencé ci xarit bi nga taf ko sa wet moom su la nangoo rek donc kay dina la nangu. parce que moo lay jàppale. waaw tey jii yow est-ce que sa rôle loolu la par rapport ak Marème. man nag sama rôle xarit la xam nga xarit bu fekkee da ngay xaritoo ak moom di gis sa bopp ci moom li nga yéenewul sa bopp doo ko yéene malheureusement loolu amatul instant yi wala bareetul parce que nit yi bu ñuy ànd dañuy ànd di jaayante bu ñu tàggoo di jëwante li ngay digal nit ki yow xam nga ne bu doon yow doo ko def. yaa ngi pop nii waa foo jëm kër Cheikh xanaa nga am fit nag de yow looy wuti kër Cheikh. lu ci nekk dara nekkut ci. ani jabaram. wutal na ko programme. loolu wóorul de. moo bu ma fa yóbbuwul fan la ñuy dem. yow bu la fa jabaram fekkee wala ko xam jabaram naka ngay def. dañuy am ça loolu flash info la une femme a brûlé la maîtresse de son mari journal 20h sax dama fay jaar. jeex na tàkk. astafurlah maanaam del wax jàmm waa wuy ma yow yaa warul nangu sax yow jonga ma waa ji di la yóbbu ci kër jabaram jooju. man nag sama rôle xaw na laal tuuti sama jikko man ku ma sentirul du ma ànd ak yow. du ma wax nit lu nekkul ci man. loolu laay bëgg di dégg rôle bu xamante ne day ànd ak nit ki si boppam. donc yow jàpp nga ne am sa am na lu mu jël ci yow. waay am sa am na lu mu jël ci man. ak lan leneen. am sa lu mu jël ci man mooy wax mbir ni nga ko xalaatee lii nii la amee nii laa ko xalaatee nii laa koy waxee ki may àndal dama koy bëgg. di ko yéene li ma yéene sama bopp du ma ko digal aussi loo xam ne nekkul ci man dara daal la am saa jëlul si man mooy mën a ñaan xaalis gi mu mën a ñaan xaalis ñaanu faru nandite Marème bu ñëw mu roppat la loolu moom am saa jëlu ko si man ak ay ñaanu nandite quoi. waaw Cheikh jox ma paas boole ma ak sa chauffeur mu yóbbu ba ma ñibbi. am ça yoo xam nga ne Cheikh sa xarit la. non sama xarit la mais day dégg ne maa bëgg góor bu am ful la man. looy def nii moom doo ko def nekk fii jëpp. yàlla ngeen am njaboot yu barkeel après ñu déggoo. waaw doo toog tuuti sa xaaree. oui bàyyi ma dem fëlaale leen de dégg ngeen sànneeku leen. non ça c'est vrai mais aussi c'est vrai tu joues ton rôle à merveille quoi mais expression yi ngay génne parce que man c'est un peu comme Biram quoi da nga am say expression loolu ci yow lay jógee wala lu ñu la bindal la. man damay ñëw teg texte bi fee di wax rek Khadija nee na ma respectel sama texte yi nee na ma yow ak Biram lu ma leen bindal da ngeen koy changer mais noonu la dañu koy lire rek comprendre contexte bi jouer ko naturellement ni ñu ko sentir rek. lan la na nangu. ah dafa war a nangu nag ndax teel a nangu sax nag day yombal ay dóor. voilà. waaye nag yow it bàyyil xel ne guerre bi moom mën na déclencher. na sa xel dal dinaa régler toog tranquille defaraat sama toogaay waaye lenn dinaa la ko wax ku ma tooñ ma fayu. waaw ba tey baax na yow sax bu ragal dara ndax man sa doom ndey xam nga ne du ma la sori te man xam nga ne pour defante rek jaral na ma jaay sama lal bañ a nelaw. déet desel njëgënaay dégg
pense que sax loolu mooy li acteur bi war a mën a apporter parce que tey acteur bi am na droit ah yokk ay affaire am maintenant c'est au réalisateur soit mu accepter soit mu wàññi quoi mais je t'encourage également ci loolu je t'encourage également ci réussite maîtresse de nos maris parce que soxlawuñu nëbbo ah c'est les chiffres qui parlent te vraiment audience bi ngeen am nii c'est extraordinaire mais tey jii nii mu ñëwaat ci yow ci sa personne vraiment naka nga juger rôle Amsa rôle bu baax la wala ku bon la. Amsa baax na kay Amsa li muy def yëpp. mais tey xaw na seytaane tuuti nag. parce que day yokk mbir yi daal ni mu koy taawee tam. ok mais énigme bi nekk ci sa personnage fan yii ni nga doon xoolee bureau moi j'ai l'impression que ah Calista mooy scénariste bi am na lu ñuy préparé je sais pas pourquoi mais am naa benn pressentiment daal xaw ma nag loolu li ma sentir yëg li ma yëg dëgg la woon. xam nga nit yi dañuy ñaaw njoxtu nag. parce que boo xoolee man regard bu ma xool bu ma def Cheikh am na lu ko jiitu parce que ñëw na kër ga problème yu mu doon am ak Marème parce que takk na mais xaw na ragal laal la nu ma ko doon booster ñëw na conseiller naa ko wax naa ko ba pare ba mu d'accord ba ma yóbbu seet bi mu dem sëy mais bu may génn dinaa ko xool wan ka ne ko li ma la wax ndax yaa ngi si bàyyi xel waaw wala déet. xool bu innocent bu gratuit la. non xool bi amul dara. waaw d'accord série bi dañ ne maîtresse de nos mariés à un moment ba Cheikh takkee Marème gars yi dañ ne nekkatul maîtresse de nos mariés mais soo xoolee moment boobu noonu Dior moo jëloon rôle maîtresse de nos mariés bi parce que man damay analyser ah moment bi Marème nekkatul maîtresse Dior moo nekkoon maîtresse Dior mi ngi dugg ci mariage. yow nga duggee yow nga fëlee ñu ñuy sànni ay affaire quoi moo tax may sànni est-ce que du yow après yaa nar a jël flambeau maîtresse bi. mais xam nga man rek instant bi nekkuma célibataire. waaw Jalika instant bi divorcé na lu tax mënul nekk maîtresse lu tax nga taamu ma si pot. non mais c'est que waaw bon du ma dugg foofu noonu. du ma dugg foofu noonu l'essentiel daal mooy dese nañu 10 épisodes. ah waaw qui va nous réserver beaucoup de surprises te loolu sentir naa ko. n'est-ce pas. léegi ma ñëwaat ci yow ci sa personne tey jii nii ngay seetaan ay séries yu bëri que ça soit dans puis Pod et Marichou ak séries yëpp tey jii nii je veux savoir ban scène wala ban acteur moo lay daaneel wala benn actrice bu lay daaneel ci série Marodi yëpp. man nag série Marodi ak même yeneen séries yi man yëpp laay seetaan damay toog di seetaan di xool parce que. au fur et à mesure ngay topp nit ñi aussi di nga ci jàngee expérience parce que kenn matul ku nekk am na loo mën am na benn côté boo mënul xanaa yëpp neex na ma de yëpp laay seetaan yëpp laay kii yooyu. nga enjoy quoi. ah mais loolu tamit c'est bien mais ci yow Amsa célibataire nga wala tu es marié parce que tey moi quand je lis les commentaires ci maîtresse Amsa dafa rafet Amsa lii ay waay Amsa pour que Sénégalais yi xam quoi tu es célibataire wala marié. célibataire. célibataire. waaw. est-ce que xam nga muy ndural ñaareel yow. man. waaw ah yàlla rek a xam de. mais bëgg nga nekk ñaareel. man waaw mais ñaareel dara nekku si. c'est quoi ton type de mec. man nag xam nga damaa murite. du ma xawma tubaabe yooyu. waaw man bu ma amee góor bu am taalibe rek baax na. góor bu am taalibe bëgg la. bëgg ma yërëm la. waaw. j'ai fait benn interview ma ne man du ma takk ñaareel ma xam naa ne daal su ma yàlla jayee. da ngay mujjee jël ñaareel. mais nag. loo yemal ci aaw rek yow. même ci aaw rek kese. parce que da ngay jéng moo tax gisoon naa la Pod et Marichou yow mënoo yor jabar yu bëri. damay jéng nga xaw a seytaane tuuti yemal ci benn rek. mais tey force góor yow yaakaaroon ni mooy yor jabar yu bëri ak caractère bi. waaw xam nga wax naa ko Cheikh. nee naa ko góor fulla fayda ak fit nga am baat sa biir kër man bëgguma góor bu ñàkk fayda. Marème mi
man maay ndayam maay baayam maay xaritam man rek la am fi mu toll ci man nag mënoo koo xam moo tax ma lay ñaan boo mënee yoral boo mënul delloo ñu ko ndax du daf ñoo sonal moo tax ñu may la ko walla dañ koo bëggul dafa war a sëy di sëy yow nag fit bi nga amoon ba bàyyi sa jabar sa kër ñëw fii di doxaan am ko ba takk mais amal loolu nga gérer say jabar yow yaa leen takk ñoom takkuñu la góor nag ci biir këram fit fulla ak fayda moom lay am moom baatam ci biir këram comme sama papa boo dugg see ci kër gi ñu xam ne borom kër gi agsi na voilà mais ba pare bañ a bëri wax noonu trop. non mën nga bëri wax bëri wax bi mooy nekk sa kër kaf ak say njaboot foofu ñoom loolu ñëpp a ko mën a def mais pas góor bu irresponsable boo xamante ne ni yow yaa ngi takk ay jabar di leen dajale mais xam nga ne yow mel ni benn pot bu biti yuuxoo nga tiit Eva bu yuuxoo nga tiit sa fit gaaw a dem mais mënoo yor jabar yu bëri waaw loolu moom dëgg la. góor da ngay am fulla ak fayda góor la ñu wax nga am baat ci sa biir kër gérer say njaboot waaw pour yow man da nga jàpp ne man sama rôle pot ci biir pot de Marichou daal man aw ma noonu trop baat. non amoo baat moom wax dëgg yàlla yow ku mën gérer Eva Marichou ak Betty nga ne ko amul baat yow série kër ga mujjee tas non mais c'est que xam nga tey moi j'ai encouragé beaucoup de mecs ñu takk ñaareel te ça et ça je le sais parce que xam nga lu tax Eva am na lu ma apporté dëgg la ci sama dund te tey yaakaar naa ne góor boo gis soxla na loolu moo tax it quand je dis jigéen ñu bëri comprendre nuñu su góor damay bëggaat keneen te am na droit bi peut-être kooku am na lu important lu mu koy compléter peut-être lu mu matalul parce que tey fii moi je sais que benn jigéen matul tu vois benn jigéen matul et je pense que tey que ça soit Pod et Marichou que ça soit maîtresse ñu ngi jox ay leçons yu importantes ci côté mbirum sëy moo tax tout de suite je t'ai demandé est-ce que yow ça te dérangerait nga nekk ñaareel parce que ça c'est hyper important moo tax it yow tey ban leçon nga waroon jox say moroomu jigéen soo amoon leçon benn cri de cœur ci seen sëy yi ban leçon lay doon. sama moroomu jigéen yi su ma amee lu ma leen di conseil mooy ñu bàyyi iñaanante bi ak soxorante bi xam nga loolu à chaque fois ñun ñu ngi koy gis ci site internet bi benn xale bu jigéen moo dem def lii jëkkëru jàmbur wala dara publier ko jubluwoo ci lu dul yàq sayu jàmbur te àdduna bi lépp li nga xamante ne nii yow def nga ko yàgg-yàgg dañ la koy fay même bu fekkee ne da nga nekk di génn ak homme marié aussi yow amuloo pour yàq sayam parce que boo yàqee sayam aussi keneen mën na ñëw bu yàq sa sëy te bu fekkee yow bëgg nga ko je pense que soxlawul ngay tasaare ay njabootam pour dugg. effectivement léegi say rapport ak les acteurs et les actrices de maîtresse. waaw man nag acteur actrice ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom parce que man su ma accès rek xam nga déconné tuuti kaf ak ñëpp foofu parce que liggéey yàggul. moment bi ngeen di nekk saison boobu day jeex ku nekk dem ci leneen voilà te àdduna bi yàggul aussi. du ñaaw xaju fi. comme moo la ci daaneel koo xamante ne yow ay séquences da nga koy seetaan di ko seetaanaat tout le temps. man nag franchement ñi may daaneel bëri nañ parce que gars yi dañu mën seen rôle yi macha allah di ko jouer mais man daal yaayu rek ay paroles am mère bi daal day jaxase rek moom gauche la ñuy wax moom droite lay génn man mère bi daf may def reetaan Marème aussi ay jom daf may daaneel Biram aussi parce que gars yi def dañ ko mën vraiment. ok léegi maîtresse d'un homme marié lan la apporté yan changement la am ci sa vie. pas beaucoup de changement nag parce que man moom du may génn lu bëri genre mais fu ma doon dem laay dem ba léegi ñi ma doon àndal laay àndal donc bëriwul changement li nga xamante ne nii moo si dooleeku ñu koy sante yàlla mooy maîtresse tax na ñu bëri xam ñu tey jii ay nit du ñu contacter fu nekk di ñu bëgg xam nga loolu tamit neex na si. ok ñu ñaanaa mu am saison 2 saison 3 vraiment ba yokk Marodi si je dis Marodi lan ngay wax. Marodi man moom bu ma déggee Marodi dama naan liggéey parce que Sénégal nit yi dañuy bëgg liggéey mais duñ ko mën am na ñoo xam dañuy bëgg liggéey mais mënuñu liggéey mais Marodi ñoom dañuy liggéey parce que bëgg liggéey mën liggéey mooy nga commencé jóge fii pour bëgg a egg fenn yow amoo temps da ngay liggéey loolu moo nekk Marodi man loolu laa fa gis ñoom dañuy liggéey fawuñu. entre les acteurs Adja Golden maîtresse ak Pod et Marichou comment tu trouves ça est-ce que am nga ay rapport tamit ak yeneen acteurs yi yeneen séries yi. ñi ci des nag Betty laa ci gis benn yoon. bu ñuy tourné fee Novotel ñu ñëw gisante mel ni ku xamante lu yàgg mais ñi ci des amaguma occasion daje ak ñoom à part James de Golden. ak man waaw.
ak yow. waaw man ñu tase ci couloir yi nag. waaw ñuy tase ci couloir yi mais ñi ci des ak Adja aussi Khadija mu nekk nit ku baax aussi moom tamit damay daje ak moom Marodi mais ñi ci des moom gisante gu ma ak ñoom. lay ñaanal rek nga am borom kër. amin waaw bu am taalibe. waaw bu am taalibe baax jullite. waaw ba pare nag am jabar ba pare kaay ma wax la dara. mu am jabar ba pare. waaw xam lu tax xoolal man pour man tey ku am fulla yow ak sa lépp ak say dégagement yow ku am fulla dëggantaan moo la woon mën a jël maanaam fekk na mu am jabar ba pare. non man moom ku célibataire yi moom duñ dara sama jëkkër man góor bu ñàkk fayda bëgguma ko. moo tax ma bëgg góor bu am fulla ak fayda. ku am jabar ba pare am fulla nekk responsable. waaw waaw jege la nag xam la bu baax loolu laa lay ñaanal wax la amiin. amiin. dégg nga xoolal waaye kon 2 verres la wax.